dina am benn changement bu ndaw quoi pour man nañuy wax rek di sensibiliser di conscientiser duñ borom xam-xam nag mais ay borom xel lañ quoi comme ni koy gars yi di waxee ay borom xel lañ wala yatazakkaru ulul albab loolu la yàlla wax nga xam ne ay borom xel yu sell lañ ñu waaru waaw donc comme ñun ay borom xel yu sell lañ mën nañ wax loo xam ne nit ñi dinañ ci mën a jàng tuuti rek as tuut ak suñu xam-xam bu gàtt quoi. déggoo bu baax il ne m'entend pas nga waxoo j'entends pas de Papi Maestro maa lay bëggee di la ziar bu baax a baax di bëggee Cheikh Diaw Papi Maestro voilà donc gars yi lu ñu bëggoon a waxtaan ak yéen mooy dafa am ñoo xam dañ ma interpellé ci la sortie de Soumboulou Bathily ak wala boog nga ne la bourde de Soumboulou Bathily bu démb bi loolu nag le problème est profond quoi maanaam problème bi dafa xóot comme man loolu c'est mon domaine donc média bi jaar naa ci jot naa ci liggéey am naa ci benn expérience en tant que animateur technicien jaar Dunia Walfadjri ak yeneen quoi yeneen rajo mais xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni médiocrité moo fa am quoi donc ñoom bëgguñ qualité ñun yàlla noonu la ñuy bindee quoi ñun qualité waxuñ ci dara quoi on cherche pas la qualité quoi ñun amateurisme daf ñu neex sur tous les domaines nag sur tous les plans lépp lu ñuy def rek ay affaire yu taxale lañ koy defee ay affaire yu parparloo xam nga yaa ma neex loolu moo yàq réew ma quoi mais suñ doon def ku nekk li nga mérité ak fi nga mérité ñu teg la fa mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut kon réew ma dina baax quoi mais malheureusement lu fa am mooy affaire yu parparloo affaire yu copinage xam nga affaire yu naafeq bëgguñ dëgg loolu moo waral erreur yu mel nii di am nga xamante ni moom la Soumboulou def démb ki nga xam ne moom mooy Adja Astou tamit defoon na ko affaire bi formation la ça demande une formation gis nga nit ku nekk da ngay am spécialité ñu former la ci benn mbir mu nekk sa mbir nga xam ko donc ñi nga xamante ni ils ont été formés sur le tas ñu jaar ci rajo yi te demuñ école defuñ journalisme defuñ animation defuñ école de technicien mais xam nga formation boobu c'est une très bonne formation mooy ki nga xamante ni il a été formé sur le tas mais ñooñu bëri nañ Sénégal ñoo xamante ni ay professionnels lañ soo demee RTS di nga ko fa fekk boo demee ci yeneen organes yëpp di nga ko fa fekk am na nag ñoo xamante ni dañoo def école dem def formation après ñëw def pratique bi xam nga te loolu dafay am ci métier yëpp ci métier yëpp lay am waaye tey boo gisee ñun suñu rajo yeeg suñu télé yi am problème mooy ni ma ko waxee sànq ñun dañoo xamul lan mooy qualité quoi ñun toujours rek dañuy xool koo xamante ni siiw na am na tur comme koo xam day def théâtre xam nga wala benn wëykat boo xamante ni mu ngi def buzz ñu ne ko voilà ñëwal ñu jox la benn émission ci télé bi quoi ba pare bàyyi les professionnels les professionnels dañ leen di bàyyi ñiy taxawaalu parce que ñooñu siiwuñ gars yi xamuñ leen xam nga mënuñ leen apporter dara comme ñoom toujours li ñuy viser rek mooy ay sponsor parce que bu ñu jëlee benn Soumboulou tey ñu teg ko ci télé bi Soumboulou mooy def wiiri wiiri xam nga xale yi bëgg nañ ko affaire yooyu noonu donc bu ñëwee dina leen mën a am lu mu leen apporter quoi indil leen ay sponsor su ko defee Soumboulou boobu noonu moom liñ koy defloo moom du ci xam dara muy Sanex Soumboulou Jojo yeeg ay élage ak ñëpp loolu du seen domaine duñ ay animateur parce que ñoom formé wuñu leen pour animation ñoom théâtre mbedd lañ doon def dem ba réussir ci muy téléfilm te ñoom li ñuy tuddee théâtre sax ba tey nekkul théâtre parce que théâtre sur scène loolu moom mooy théâtre ñoom li ñuy def téléfilm la tudd wala dramatique des fois xam nga
donc yooyu mooy réeral sénégalais yu bëri gis nga suñ télé yi nii ay TFM ak yenn télé yi ñoom maanaam dañoo yàq valeur télévision tey jii Sénégal gis nga boo saxee ci wàllu professionnalisme di doxal comme li métier bi laaj éthique bi ak déontologie bi nga respecté ko gars yi duñu la seetaan quoi il faut que médiocrité am quoi jël nañ fi ay animateurs yoo xam ne sax dañoo dër animateur bu dër koo xam ne yow mënta wax ak yow maanaam dafa dër ku dër ngeen baal ma nag je n'ai rien contre ñi nga xam ne dañoo dër parce que yàlla mooy bind nit quoi mais dañuy maanaam li may wane rek mooy dafa am ñoo xamante ni ñoom qualité soxlawuñ ko te sénégalais yi si boppam dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo bindoo noonu maanaam ñoom médiocrité lañ bëgguñ lu sérieuse léegi nag loolu mooy tax tey Soumboulou bi nga xamante ni elle a jamais fait le métier boo ko indee teg ko parce que dafa am tour dafa joué wiri affaire bi réussir moom ay erreur rek lay def du xam yan question la war a poser parce que tey ñun ñi nga xamante ni jot nañ ñu defal formation tey dañuy wax ne dañuy lii ça se dit lii ça se dit pas rajo dafa am baat yoo xamante ni dañ ko fay wax am baat yoo xamante ni c'est interdit télévision pareil xam nga bi ñu commencé nekk Dunia Kaolack Prince DJ Prince bi nekk RTS donc moo ñu njëkk a jël ci rajo ñuy liggéey foofu noonu xam nga mais dañ doon wax benn wax sax wàcc après mu ooñu bureau am nañu non tey dégg naa la nga wax lii mais baat bi ça se dit pas am na beneen grand tamit bu ñuy wax DJ Moïse benn jour dafa am benn auditeur bu ma oo quoi fekk auditeur bi dafa dugg benn jeu concours la woon quoi bu ñu doon def xam nga léegi auditeur bi dafa dugg gañewul léegi nag mu duggaat quoi bi mu duggaatee ma ne ko yow ñëwaat nga amoo jom léegi baatu amoo jom boobu rek man dañ ma ci sanctionné quoi bi ma wàccee Moïse daf na ma non loolu ça ne se dit pas à la rajo amoo jom te pourtant léegi gars yi ñu ngi wax sax yu gën a graaw dañuy dem sax bay saaga ci rajo bi di saaga ci télé beeg yëpp di raconter du n'importe quoi loolu rek dañ ma si mise à pied man pendant des jours si baatu amoo jom boobu noonu xam nga kon formation boobu noonu c'est une très bonne formation léegi nag su fekkee man ci loolu lañ ma formé ma ñëw di ko exercer comme niñ ma formé une très bonne formation xam nga wax ma ne ma lii dañ koy wax ci rajo lii kenn du ko wax ci rajo après ma ñëw di doxalee noonu man ci jamono ji dootuma amati place man ci rajo yi ak télé yi parce que médiocrité lañ bëgg ak insolence xam nga tey Soumboulou bu demee bay jàkk ba toog naan villageois yi ñoom civilisé wuñ quoi xam nga loolu insulte la c'est une insulte pour tous les sénégalais parce que tey jii sénégalais boo gis boo ko toppee topp papaam ki jur papaam kooku ki ko jur maamaati maamam ci village la jógee Dakar rek village la woon man tey sama mbokk lébu yi tey fi nga xam ne mooy biir Dakar tey ñu koy wax Sandaga ak rue Alaaji Amadou Assane Ndoye côté pharmacie Guigon bi foofu c'était un village boobu bu ngi tuddoon Cëddeem la tuddoon donc sama mbokk lébu yi foofu lañ nekkoon bi peste bi amee si la leen tubaab bi toxal Médina ñu bañ il a fallu l'intervention de Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu pour ñu mën a dem sanc ji Médina kon Dakar tey ku fa nekk yow da ngay xam ne yow ci village nga nekkoon ñun ñu mujjee juddu dañuy xam ne tey juddoowuñ ci village mais boo toppee suñu maam yi ci village lañ nekkoon boo demee Ngor village la woon ba tey titre village la am village de Ngor Wakaam Tëngéej boo demee am na ay village lébu yi Dakar bi nga xam ne nag moom mooy capitale bi comme moo nekkoon ay village ba léegi sax statut village bi topp leen comme ay Ngor ay Wakaam ay Yoff village de Yoff xam nga waxuma laak nag yeneen dëkk yi région yi donc kon Soumboulou bu toogee ba naan villageois yi civilisé wuñ donc moom kon sénégalais yëpp la xas na boppam xas na ñëpp même Youssou Ndour mi patron yam sax boo toppee maamam yi ci village lañ jógee donc daal man côté bi may gën a wax ak gars yi daal mooy Sénégal dañoo bëggul lu sérieux bëgguñu professionnalisme xam nga tey jii Adja Assou bu nekk 7TV moom mannequin la toogoon na fi benn moment di def benn émission mu ne waaw boo demee si mbokk alpulaar yi ci dëkk àll yi dañuy violer xale yi xam nga après bu ko defee ñu waxtaan à l'amiable arranger affaire bi mu jeex xam nga da ngay wax benn wax boo xamante ni yow mu ngi blessé nit ñi te xamoo ko te loolu yow boo defoon formation ñu former la waxuma la nga dem école de mais ñu former la sur le tas maanaam nga ñëw nekk apprenti man dama nekk apprenti rajo Dunia Kaolack ba dem Walfadjri
loolu moo ma yóbbu Walfadjri jaar ay Convergence FM Bécaye Mbaye ubbi rajoom ooma pour formation bi parce que dafa am benn parcours bu ma ci def j'ai été bien formé loolu moo waral loolu. waaw léegi nag yow su fekkee da nga nekk benn mannequin rek boo xamante ni da nga siiw nekk benn comédienne ñëw rek ñu ne la acca antenne baa ngi nii kenn formé wu la jaaroo ci benn formation dafoo apprentissage dafoo dara mais lu la neex ngay wax ay bêtises rek ngay wax ay conneries rek ngay wax ay toj-toj rek. donc loolu mooy problème bi gars yi ñoo bëggul lu baax maanaam suñu mbokk sénégalais yi ñu ci ëpp bëgguñ qualité lu ñu bëgg rek mooy nañu indi kenn koo xam ne ku siiw la mu indil ñu xaalis jeex na. tey jii boo demee TFM presque c'est la télé la plus suivie au Sénégal lan moo ko waral mooy Youssou Ndour moo tax parce que Youssou Ndour dafa am notoriété dafa am tour mu utiliser touram ci téléem bi zéro professionnalisme nag zéro professionnalisme si côté journalisme bi moom man garaawul waxuma foofu mais ci yeneen côté yi laa wax côté culturel côté yeneen côté yi quoi zéro. parce que tey télé bi daf ko ubbi daf ko télé familial jël doomam teg donc donte doomam am na compétence parce que def na management mérité na ko quoi jël Bouba Ndour mi nga xam ne man ak moom a yem jàngul télévision jàngul communication xamul dara ci métier bi ñu ne moom mooy le directeur du programme muy def lu ko neex di jël ku ko neex day dajeeg benn xale bu jigéen ci mbedd mi sax xale bi na ko waa Bouba na nga def ça va yaa ngi ci jàmm. mu ne oui mais tu as une très belle voix hein oui ñëwal bureau après boo ñëwee ñu waxtaan après ma recruter la elle recrute comme ça hein wala il recrute comme ça autant pour moi. am na benn xale bu jigéen bu ñuy wax Fatou xawma nan Pay bon c'est une journaliste quoi mu ngi RFM mu ngi TFM xaw ma nag bon ndax journaliste de formation la xaw ma dafa amoon benn niveau boo xam ne bu ñëwee dinañ ko mën a former sur le tas wala déet mais xale bi nee na moom ni ko Bouba Ndour jëlee dafa dajeeg moom. ville quoi léegi ñu toog nii di waxtaan rek Bouba dégg baatam bi neex rek xale bi na ko mais yow Bouba na ko yow war nga mën a def télé ah yow tu as une très belle voix léegi indi ko bon jël ko ci télé bi loolu sax su ñëwee su fekkee am na un bon niveau war nañ ko mën a defal formation journaliste yi nekk foofu former ko sur le tas loolu c'est possible mën na nekk mais ci côté animation bi da ngay gis ne ñoom ku nekk di taxawaalu ci mbedd mi rek ñu jël la xale bu jigéen bu taxawaalu sol sa cheveux naturel xeesal ba weex bënn sa bakkan bi ñu jël la xam nga su ko defee site yi commencé la nouvelle recrue de Bouba Ndour wala de la TFM xam nga site internet yi reprendre mel ni ñoom dañuy joxe de très bonnes informations fekk maanaam li ñuy joxe du dara nekku ci dara contenu zéro amul benn njëriñ mooy moom laa leen di wax ne leen médiocrité lañ bëgg léegi su ko defee nga ubbi sa télé dem fekk El Hadj Ndiaye formé ay nitam dem Walfadjri fekk ñu formé seen ay nit formé leen formation bu baax rek nga ñëw parce que man maa Youssou Ndour Sénégal xam nañ ma dem débauché xale yëpp dajale leen ci télé bi xale yi tamit ñoom ñëpp dañuy am complexe Youssou Ndour ku ci Youssou Ndour o wala rakk Youssou Ndour o la da ngay am complexe ne rakk Youssou Ndour o na ma quoi xam nga xaaral ma dem ci télé ba quoi télé Youssou Ndour balaa nekk TFM loolu ñoom comme genre titre lañ koy def di ko tiitaroo voilà wala jombale seen bopp ne ñoom war nañ mën a xamanteeg sax Youssou Ndour affaire yooyu léegi su ko defee Youssou Ndour ak gaayam yi lu leen ciy neex mooy ñoom débauché nañ gars yi El Hadj Ndiaye élément El Hadj Ndiaye wala élément Walfadjri yi su ko defee ñoon ñu ñëw fa ñu dajale leen ku nekk ñu jox la benn émission commencement bi bu ñu demee ba mu yàgg rek ñu mettre leen au frigo dootoo leen déggati am na si ñoo xam ne sax dañuy mer ba mujj démissionné waat demaat dans les autres télévisions quoi comme le cas de Ndeye Ndack xam nga Ndeye Ndack mannequin la moom noonu lañ ko jëlee woon parce que moom mooy Ndeye Ndack mannequin la voilà donc yooyu mooy affaire bi dañoo war di jël les professionnels te pourtant am na ñoo xamante ni am nañ une très bonne formation billahi wallahi taala yore seen ay attestation yore seen ay diplôme mais duñ leen jël parce que soxlawuñ qualité médiocrité moo leen neex quoi Sénégal moo mel noonu Sénégal moo mel noonu moo tax tey toujours sama classe gi nga xamante ni ñoom am nañ expérience ci métier bi da ngay dem ba mu yàgg da nga koy bàyyi parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni bàyyi nañ am na ñoo xam ne bàyyi nañ voyager am ñoo xamante ni bàyyi nañ di entreprendre di def leneen quoi créer seen yëfu bopp parce que non seulement duñ la fay lu baax ba pare
bëgguñ lu baax bëgguñ qualité lu bon lañ bëgg yow soo ñëwee sax di liggéey ak professionnalisme di ko jaarale ci yoon sax kenn du la seetaan quoi dañ naan waa ji moom dafa sérieux ba mu ëpp quoi mais il faut nga ñëw fa di dof-doflu di wax waxu dof xam nga di wax wax yoo xamante ni dafay yàq xale yi du leen amal benn njëriñ su ko defee yow ñu mën la déglu loolu mooy problème bi Sénégal te tey jii secteur boo dem da nga fay fekk loolu secteur boo dem da nga fay fekk loolu affaire yu branlon xam nga loolu rek mooy dugal nit ñi ci télé yi ak rajo yi te li ci gën a garaaw du ñu privilégié li nga xam ne moom mooy suñu ay valeur ci ñi nga xam ne dañuy génn télé tey benn jour maa ngi dégg Aliou Ndiaye di ko wax c'est un grand professionnel ma nuyu ko de passage nekkoon na sama directeur programme à Walfadjri Aliou Ndiaye moom c'est un grand professionnel moom moo jiite Pikini Production benn jour dama ko dégg mu ne xale yi di xeesal nii ak di teg ay seen xef yeeg seen yi moom nee na buy def filmam yooyu noonu sax moom il préfère mu jël ñi nga xamante ni dañu naturel quoi mën a wane li nga xam ne moom mooy la beauté africaine mais tey dañuy dem jële ji benn xale bu jigéen bu nekk ci milieu théâtral bi wala beneen milieu ñëw rek acca rafet nga temps yi yaay génn ci Pod et Marichou wala yaa def café avec wala yaa def wiri wiri ñëwal ñu jël la nga def animation quoi te yow masoo jàng animation xamoo nan la ñuy animer xamoo nan la ñuy waxee mais communication dañ koy jàng wax dañ koy jàng parce que wax dafa garaaw wax balu fetal la xam nga wax bu xasee ba génn rek jeex na des fois nit dafay wax benn wax fekk blessé na des milliers de personnes te moom du ci sax rendre compte parce que xamu ko formé wuñ ko waxuñ ko ne ko yow lii dañ koy wax ci rajo lii duñ ko wax ci rajo lii dañ koy wax ci télé lii duñ ko wax ci télé loolu mooy affaire bi soxlawuñ professionnel gars yi ñoom ñoo mel noonu tey jii ku fa ubbi sax di wër naan professionnel laa soxla boo dajalee tey professionnel yëpp ñiy def liggéey bi comme ni leen ko jàngalee billaahi wallaahi taala kenn du la seetaan kenn te sama classe gi bu ñu waxee nag di critiquer nii di critiquer comme ay comédiens yu ñu jël def leen ay animateurs xam nga ak ay mannequins ay musiciens soo waxee loolu xam nga lan lañ leen njëkk a wax da ngaa soxor quoi maanaam duñ am argument buñ tontoo quoi duñ tontu ci xam-xam quoi Sénégal laa gis ñoo xam ne dëkk boo xam ne maanaam ñoom xam-xam duñ ci tontu quoi ñoom soo waxee dañ naan yow tu es méchant quoi wala ñu ne tu es aigri loolu rek mooy kii bi critique accepté wuñ ko seen yoon nekkul ci ay critique ñu fa nekk di critiquer yëpp dañ leen di classé ne ñoom dañoo soxor loolu rek mooy argument bi quoi affaire bi dafa garaaw de kenn xamut lan la métier bii nii te gis nga télé ak rajo dafa nekkul fowukaay parce que pour man boo toogee ci rajo ak télé di wax ku nekk mu ngi lay déglu jàppal na ñi la ëpp xam-xam fuuf ñu ngi toog di la déglu ñoo xamante ni ay kilifa diine lañ ay kilifa politique kilifa aada te dañuy bëgg nga wax joo xamante ni wax ju yiw la waxu qualité comme li alxuraan wax ne kalimatun tayiba ka shajaratun tayiba mu ne wax joo xamante ni wax ju teey la nekk wax ju yiw comme garab goo xamante ni garab gu neex la sama turandoo bi mu koy firi mu firee ko garabu tàndarma kalimatun tayiba ka shajaratun tayiba kon wax dafa nekk loo xamante ni dafa graaw nekkul n'importe qui rek ngay jël indi ko teg ko ci télé na ko acca waxal parce que télé dafa nekk loo xam ne direct lay nekk wala mu nekk loo xam dañ koy enregistré tey jii télé boo dem di nga fekk mu am ay studio d'enregistrement y a des émissions yoo xam ne dañ koy enregistré am ay émissions yoo xamante ni day jàll en direct te xam nga tey théâtre kat bi tey moom day répété bala moo théâtre day dem répétition tey jii ñoom sumbulu tey théâtre bu ñu jaar mooy association yeeg yooyu ay Pikine xam nga jaar ci ay Mansour Mbaye ma jaaga ak yooyu noonu ñooñu théâtre yi ñu doon def noonu dañ doon di répété affaire ba mu mokk après def benn long métrage génne ko temps yi lañ xewal ay sketch parce que sketch moo xew léegi quoi mais bu njëkk ba ñoom noonu lañ leen formé xam nga tey répétition bokkul ak koo xamante ni moom day ñëw rek toog ñu ne ko acca direct xam nga loolu kan moo ko man ki nga xam dañuy ñëw rek ñu ne la acca defal direct man tey ji soo ma tegee ay caméra teg ma ci benn plateau na ma en direct dama ciy génn te li ma war a wax dama koy xam damay peser bien mes mots mais tey boo jëlee koo xamante ni jàngul métier bi yàggul ci xamu ko
moom théâtre la doon def da doon répété ba mokk ñu tourné suñuy tourné su baaxul ñu ne leen acca coupé ñu coupé après ñu reprendre ba muy baaxee buñ paree dañ koy monter jël faay yëpp dindi ko xam nga kon loolu bokkul ak télévision ça n'a rien à voir léegi kooku nag boo jëlee rek ñëw teg ko caméra yi ne ko acca waxal moom dafa xam question yi muy posé xamul question yi muy posé li muy wax rek mooy lu nekk ci xel mi rek da koy wax di commencer di xeebaatee xam nga di jéem a marginaliser ay villageois pour ñoom buñ dëkkee Dakar xam nga wala ñu ngi ci milieu théâtral bi nit ñi xam nañ leen rek dañoo war a xeeb villageois yi quoi xam nga loolu marginalisation la loolu baaxul loolu c'est très grave toog rek naan villageois yi dañoo salte civilisé wuñ loolu c'est très grave mel ni yow villageois moom bokkul daal ci dëkk bi bokkul ci Sénégal quoi man juddoowuma ci village man sama yaay juddoowul ci village sama papa juddoowul ci village mais tey boo toppee ñoom seen ay maam tey ji seen origine village la wax naa leen ko sànq ne leen Dakar sax nga xam ne mooy capitalu Sénégal c'était un village wax boobu wax bu graaw la te war na génn moom mu jéggalu waaye tamit direction wu télévision bi war nañ génn ñu jéggalu te TFM war nañ xoolaat seen bopp di def qualité parce que ñoom daal qualité waxuñ ci dara te li tax ñu leen di seetaan mooy Youssou Ndour rek Youssou Ndour mooy utiliser turam pour di doxal téléem bi quoi te ñoom xaalis la ñuy seet ñoom ay capitaliste la ñoom soxlawuñ dara lu dul xaalis ak wane seen doole kuñ gis nga tëll talent buñ gis nouveau talent buñ gis danañ la jéem a jël recruter la après sax dañ lay mujj yàqal sax yow tey jii boo jëlee le cas de ay per bu xar yi nii dangay gis ne per bu xar il était bien parti ci côté comédie bi mais comme moom mu ngi dëkk ay ngumba ngeewul ñuy dëkk Louga affaire yooyu bu ñu nekkee booy ñoom pour ñu gis Youssou Ndour sax problème la woon parce que ñoom dañoo judd fekk Youssou Ndour nekk star quoi léegi yow boo nekkee di ñafe ñoom xam nga dañoo liggéey parce que ci festival Kaolack bi lañ jaar xam nga def seen ay preuve ba mën a ñëw gars yi gis leen bëgg leen quoi mais tey yow da ngaa war a xam sa bopp am manager bu baax am ku lay encadré boo demee ba siiw ci sa domaine bul nangu ñu jël la dugal la ci beneen domaine da lay suul ñoom per bu xaar tey loolu moo leen yàqal parce que Youssou Ndour moo leen woo dañuy am complexe Youssou Ndour oo nañ leen ci télé Youssou Ndour buñ ñëwee dañ am opportunité xamante ak Youssou Ndour yàgg nañu rêvé pour bëgg a gis Youssou Ndour ñooñu tey soo leen waxee ne leen Youssou Ndour la rek dañuy tëb rek daw suñ ñëwee ñu ne voilà per bu xaar voilà gis nañ ne yow temps yi am nga succès trop dañoo bëggoon jël la ngay def animation ay seetu bi nag amul benn contenu maanaam taxaw rek maye dédicace dof lu mook doyen léegi dañuy dem ba comédie bi nga xamante ni mooy seen métier moom lañ doon def dañ koy mujj bàyyi parce que utal nañ leen salaire fële na le dootuñ amati talent ñeneen ñooy judduwaat après raw leen comme nga gis ay ci diggante bi ñii ñëwaat nañ fi ay ñoom waaju baax affaire yooyu noonu ba nga xamante ni ñoom ñooy def léegi vraie comédie bi yooyu yëpp c'est des erreurs te loolu nit da ngaa war a xam sa bopp waroo nangu loolu tey dañ koy def ci lépp dañ koy def ci téléfilm yi nga xam ne day am succès tey jii boo jëlee Pod et Marichou ñoom bi ñuy soog a commencé tey bon mën naa wax ne affaire bi ñoom fu mu egsi nii ñoom xalaatuñ ko woon quoi parce que des fois da ngay commencé benn affaire di ko def comme genre faux quoi parce que affaire bi nekkul sa métier ñoom jànguñ théâtre xamuñ nekkuñ si milieu boobu dañoo toog ñi rek am benn projet film bind ko voilà Pod et Marichou même personnage yi sax xooluñ ko début bi parce que tey boo doon xool tey ki nga xam ne moom mooy acteur principal bi di Pod waroon nañoo mën a am keneen koo xamante ni moo gën a charismatique mais xamuñu woon ne après film bi dina am ampleur bii nii ñu ngi ko commencé Sen TV boobu Sen TV mu ngi soog a commencé acca ñu commencé rek affaire bi am succès nag mais bi affaire bi amee succès dañu leen di woo yow imaginez benn boy bu ñuy wax Pod wala keneen moo xam scénariste bi wala keneen ñu toog rek Youssou Ndour oo ko quoi wala Bouba Ndour oo ko allo waaw ça va Pod naka mu nice yaa ngi ci jàmm waaye grand bi moo la soxla woon quoi grand Youssou Ndour rek nga tëb Youssou Ndour wëy xam nga genre complexe quoi maanaam comme Youssou Ndour yow yàlla la wala yënantu la daal genre yooyu noonu rek daw ñëw xam nga soo ñëwee soit Youssou Ndour ngay gisanteel wala nga gisanteeg Birane wala keneen mu ne wëy grand bi moo waxoon wala Birane la paa bi moo waxoon ne pour nga ñëw fii nii ñu liggéey affaire yooyu c'est-à-dire nga bàyyi fële ñëw xam nga su ko defee dañuy tëb rek dem démissionner fële ñëw parce que Youssou Ndour la quoi Youssou Ndour moo am tour di utiliser turam parce que Youssou Ndour la est-ce que yéen a ngi comprendre léegi su ko defee nga ñëw
commencé parce que yow yàgg nga am complexe Youssou Ndour yàgg nga rêvé pour toog ak Youssou Ndour man mi Youssou Ndour premier jour bu ñu njëkk a toog man ak moom damaa mel ni ku toog ak benn waay nii rek parce que nit la en 2005 si je ne me trompe pas toog nañ man ak moom nii ak benn conseil en communication sama benn grand ma koy nuyu de passage il s'appelle Johnson Mbeng léegi mu ngi APIX quoi comme conseil en communication c'est mon ancien collègue quoi ñu toog nii nuyontee waxtaan ma mel ni ku toog ak benn waay nii rek mais xam nga ñu mel noonu bëriwul tey ñun suñ classe yi nga xam ne ay bañkat lañ toujours ñoom duñ tekki dara quoi dañ naan ñi dañoo soxor dañoo aigri quoi loolu lañ leen di wax fekk du question boobu mais yow da ngay jàppee nit ñi ne ñoom ay nit lañ quoi te Sénégal loolu dafa bëri même seen petit gàlle bi ñuy organiser nii parce que ay rakk Youssou Ndour lañ moo tax mais seen petit gàlle boobu amul benn njëriñ ni ñuy def dem jëli ji benn xale ci benn région indi ko au lieu que xale bi ñu ne ko école tëj na dañu lay jàngal pour yow ñu def génie en herbe bi nga xam ne Martin Faye da ko daan def bi ñu nekkee xale ñu ko daan seetaan xam nga poser leen ay questions ci mathématiques poser leen ay questions géographie histoire xam nga yóbbu leen ci yenn dëkk yi comme ay Kédougou ay parc de Fatala mooy ak Niokolo-Koba ñu visiter Sénégal xam lan mooy Sénégal dem bande fas yi xam nga dem ci dëkk ay Médina Yoro Fula ay Saraya ay Kunkandé xam nga dem ba Kédougou dem visiter ay Saabu Dola dem xool yi ñi nga xam ne mooy les Bassari xam nga Sénégal am na tey ay sites yoo xam ne waroon nañ fa di fa yóbbu xale yi par vacances ñu xamal leen seen dëkk parce que touristes yi dañuy jógee feneen ñëw ànd ak seen doom yi dem di visiter gën ñoo xam Sénégal au lieu que ñu def loolu mais dañuy dajale xale yi voilà ni leen léegi da ngeen di fecc di wëy parce que rakk Youssou Ndour moo ko organisé même bu ci turu Youssou Ndour bokkee rek affaire bi day réussir quoi parce que Youssou Ndour quoi loolu mooy complexe bi ma leen di wax léegi yow sa doom su ne la ca Youssou Ndour laa jëm rek ñoom Youssou Ndour ñoo koy organisé yow doo xool sax lu mu fay def ji da nga naan Youssou Ndour rek acca bàyyi ko jox ko autorisation mu dem te xale bi bu demee dañ koy yàq loolu moom moo arrivé tey Mame Diarra tey ba mu mën a dem États-Unis di def ay taati neen ci yenn clip yi ànd ak américains yi bënn jumbaxam bi sol ay 2 pièces di def ay clip parce que c'est un petit gars la jaar soo jëlee tey le cas de xale bi Diop doon tëddee xam nga mooy xale bi dëkk Kolda maa ngi fàtte sax nu mu tudd xale bi dëkk Kolda Dieyna seen petit gars la génnee xam nga donc kon famille boobu maanaam dañoo nekk une famille boo xam ne nit ñi dañoo am seen complexe Sénégal moo tax ñoom lu leen neex lañ koy def te doo leen gis mukk ñu organiser dara lu jëm ci wàllu diine tey boo jëlee ay Sénico di nga gis ne dinañ organiser ay concours alxuraan xam nga gis yeneen télévision yi dinañ def tey ay génie en herbe xam nga mais ñoom toujours rek luy pervertir xale yi rek ci la ñuy dox te nit ñi dañ leen di seetaan dañ leen di bàyyi xel parce que c'est Youssou Ndour loolu nag moo war a jeex Sénégal loolu moo waral yi am yëpp di am loolu moo waral loolu mais tey Soumboulou en personne boo koy xool moom elle n'est pas fautive xam nga lu tax parce que moom dañ ko oo rek na ko ñëwal def moom xamul lan la war a def moom xamu ko te kenn formé wu ko parce que dañoo gis ne moom mook ñoom Saneex ñoo nekkoon ci wiiri wiiri bi rek après jeex na même ay ñoom Saneex yi nii ñoom mënuñoo sax poser de très bonnes questions parce que xamuñ ko du seen métier nit ku nekk da nga koy jox li nga xamante ni moom la xam bu koy def loolu mooy affaire mais Sénégal nag malheureusement dëkk la boo xamante ni maanaam amul benn milieu boo xam dañ ko assainir setal ko ba mu set ba nga xamante ni dafay jaar yoon muy milieu yëpp côté waaraate beeg yooyu côté yëpp côté diine ji ñu war a waaraate ci télé yi ñooñu tey jii boo demee tey comme dëkk bu mel ni Égypte xam nga foofu république islamique d'Égypte pas pays islamique mais république islamique d'Égypte ñoom xam nga duñ caaxaan ci yenn yi rawatina diine tey jii boo demee foofu noonu Jaamiatul Azhar dafay am koo xam ne moom moo jiite diine ji moo ko jiite moom tey lépp lu jëm ci wàllu diine moom mooy joxe accord moom moo habilité tey pour wax la ne la yow da ngaa war a def lii ci wàllu diine wala da nga war a waaraate wala da nga la yooyu yëpp am na ay commission yoo xamante ñoom ñooy saytu loolu parce que duñ bàyyi kenn ku nekk rek nga dem toog
di waar nit ñi parce que waaraate moo dul caaxaan diine la tey jii yow su fekkee da ngaa mel ni man amoo xam-xam dem ci télé bi di waar nit ñi nga toog nit ki laaj la tey ci wàllu loo xam ne ci wàllu farata njàpp wala farata julli wala mu laaj la ci fiq daal loo xam ne ci wàllu diineem la nga wax ko loo xamante ni jàngoo ko fenn ça n'a rien à voir ak li nekk ci téere yi xam nga kon yow yaa ngi yàq te loolu dañ koy gis Sénégal tey Sénégal bu ñu doon sélectionné tey ñu war a toog ci télé waaraate ñooñu bëriwuñ am na si ñoo xam ne ñoom ñoo waroon a toog ci télé yi waaraate sax mais ña nga toog seen kër yi tey di déglu maanaam dara moo sérieux wul si côté yëpp laa leen di wax ci côté yëpp maanaam télé yi ñoom affaire professionnalisme ñoom seen yoon def cee nekkul te tey boo man su ma demoon tey yàlla may ma ay moyens may ubbi télé ne damay seet ay qualité ay affaire professionnalisme dañ ma dul seetaan dañ naan kii dafa sérieux ba mu ëpp mais il faut que benn Iran Ndaw teg ko seen TV muy def ay comédie di def di n'importe quoi ñu ne kii mooy borom xam-xam bi quoi nga gis ñoo xam ne ay doctorat la ñu am génnee ay jaamiatul Azhar ñi génnee Maghrib Maroc xam nga ñi jàng ba ne ar quoi spécialisé wu mais ñooñu tey bu ñu ñëwoon toog ci télé bi kenn du leen seetaan ñu naan paa bii dafa sérieux trop mais il faut nga jóg di def ay comédie di wax yi vulgaire ñu mën laa déglu même ci waaraate bi ba pare ñoom ba tey mënuñoo distinguer tey animateur religieux ak oustaz ba tey Ahmed Khalifa Niass loolu leen di wax chaque jour ñu koy critiquer maanaam animateur religieux ñoom xàmmeewuñ ko ak koo xam ne oustaz la maanaam moom waa ji daal day mel ni Hadj Abdallah mi di wax ak yéen mokkal ñaari aayaam rek ñëw toog di waaraate quoi ba pare ci biir waaraate bi dañ ciy ut ay jeeg xam nga di ci ut ay diryanke bu am xaalis pour di leen mën di use xam nga pour ñu leen di mën di jëndal ay basin mais di n'importe quoi mais rien n'est sérieux au Sénégal loolu mooy problème maanaam dara sérieux wul ba ci diine ji sax dañ koy foowee kon problème bi du ci ay sumbuloog ay ñeneen ak ñeneen mais le problème est profond problème bi ci média yi la média yi ñoo xamut fan la ñuy teg seen tànk xam nga ci côté journalisme beeg côté animation bi côté waaraate bi yooyu yëpp yaa ma neex rek branlon da ngay gis koo xamante ni dafa sérieux ñëw indil la ay diplôme avec une très belle formation wala une très bonne formation mais da nga naan kii kenn xamu ko quoi du ma ko jël mais il suffit que mu participer ci benn Pod et Marichou ñu jël ko comme figurant muy def buzz wala mu nekk ci internet bi di dof di wax waxu dof xam nga rek ñu ne kii moo xew temps yi gis nga rangu seen TV la nekkoon gis nga moment bi mu doon def yëfu dof loo mi ci internet bi bu demoon ci TFM wala feneen jël ko ci moment bi est-ce que amul sax proposition mën naa am moom moo dem ba bëggatul sax nekk ci média bi yooyu quoi bëgg a def business boppam wala dara xam naa loolu mais tey ji moment boobu noonu mu doon def buzz noonu di dof ci kaw nit di sol ay siliba di def ay taat bu demoon TFM mën nañ ko jël loolu mooy affaire bi sénégalais ñoo bëgg médiocrité bëgguñ qualité bëgguñ lu baax bëgguñ lu sérieux ñu ci ëpp te ñi nga xamante ni ñoom ñooy bañkat yi nekk ñi nga xam ne dañuy sérieux bëgg lu baax bëgg qualité et bu ñu waxee benn wax rek mooy wax naa ko sànq benn wax rek lañ leen di tontu amul argument dangaa soxor waaw si woo moo tax mais fu mu nekk nii man dama gisatul sax lu jar léegi di dem sax ñun ñi nga xam ne jot nañ jaar ci métier bi am ci expérience lu jar ñuy dem di liggéeyal ay Youssou Ndour wala ñuy liggéeyal ay Bougane wala keneen xam nga lu tax jaratu ko mooy ne tey loo bëgg a wax yow am nga sa télé poos man maa ngi nii yore sama télé bopp ñëpp ak may seetaan en temps réel 231 personnes wala 231 personnes ñu lay seetaan en temps réel boo paree ak partage yeeg yëpp mën nga am plus de 20 000 vues wala bu tuddee ba tuddee am 15 000 rarement ngay gis télé moo tax léegi képp koo xamante ni professionnel nga bëgg exercer métier bi wutal sa compte Facebook di def sa ay live di def qualité bul xool ay vues yu bëri bul xool ay buzz yow daal di def qualité loo xamante ni ñëpp ñu dégloo dinañ xam ne xam-xam nga wax lu
am télé léegi waaw tey jii boo gisee ñu bëri tey professionnels yu bëri démissionné dem def seen yëpp bopp parce que télé yi amatul qualité lu tax nit ñi daan seetaan télé wala lu tax nit ñi doon bëgg a déglu rajo léegi moo fa amatul léegi amatu fa yaa ma neex la rek yaa ma neex moo fa am waaw donc loolu daal lañ amoon tey li ñu doon waxtaanee tey ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax mais man kon li ma doon wax yëpp son bi ñëwut